asalaamaaleykum mbokku campement Ngeko dellu si waat nañu tey ci alxames di leen joxaat seen chronique hebdomadaire bi nga xam ne yàgg nañ leen ko di leen ko jox muy waxtaan wi nga xam ne dinañ koy def alxames bu jot di waxtaan ci problème mu commune Ngeko tey ñu dellu si waat di waxtaan ak yéen tàmbale nag waxtaan wi ci toujours Agifor. dañ ci jot benn document mais document bi c'est à usage commercial document bi nga xam ne jot nañ ko xool ko càmbar ko jàng ko daf ñuy jox ni document boobu du sax Sen'Eau moo ko defar pour preuve amul benn cachet bu ñu gis ci lettre boobu bi ci topp document la pour sensibiliser à usage commercial ñun li ñu soxla mooy ñoom nañu toogandi tuuti xaar mais li nga xam ne mooy urgence su population bi nga xam ne moom la ñu soxla mooy une assemblée générale transparente ñi yore woon Agifor mu nekkoon une gestion communautaire ñu mën a rendre compte sur les finances qu'ils ont gérées pendant des années bu ko defee nit ñi mën a xam ne tey lii moo nekk ci kees gi parce que xaalis boobu du xaalisu Agifor def nañ ci ay gëstu waxtaan nañ ci ak ñoo xamante ni dëkkuñu fi waaye ay cadre lañu ci hydraulique ak ci domaine yoo xam ne ci loolu la ñu yëngu ñu xamal ñu ne ñoom Sen'Eau li ñu géré mooy appareil bi ci boppam forage bi mais réseau bi ak xaalis bi ak yooyu yëpp seen alal la parce que yéen a ko fa defoon donc mu mel ni bon ñun suñu alal warul jaxasoo ak alalu Sen'Eau na clair d'abord parce que jaadu na nag ñi ko yore woon ku demee ni Fama Sarr ak collaborateur am boobu nga xam ne moo géré compte yi ñu ñëw taxaw leeral mbir mi bokk na ci njub bokk na ci éthique nga yor alalu mbooroo at yu toll noonu Sen'Eau di pare dugg si nga revenir ñëw toog jàkkaarloo ak population bi def loolu mais à notre grande surprise duñu surprendre bu baax a baax mais tekkaaru bu premier magistrat ci mbir moom jaaxal nañu trop parce que ndaw si bu amee fit montel boppam salaire toog fi ba léegi am na appui premier magistrat de la commune premier magistrat nag coow li muy bari ñëpp di wax pataaralam ko moo ko waroon li ko waroon tey mooy mu oo ndaw si ne ko dans les 96 heures ou dans les 72 heures hôtel nga rendre compte parce que loolu mooy setal sa der parce que alalu askan lëmb nga yor donc jaadu na tamit boo yoree at yu toll noonu loo xam ni dina dégénérer 100 millions de chiffre d'affaires 25 millions masse salariale par an jaadu na nga war a ñëw rendre compte delloo nag li nga xam ne mooy alalu nga wax waa nga xool seen alal fan lañ ko jëmee xanaa duñu mën alal jooju dañ koy jox Sen'Eau et puis dépôt yi ñuy def loo tamit mais Sen'Eau ñun gisaguñu benn bureau ci Ngeko balaa muy war a door ak ñun moom war na sañ ca defal ñu bureau ñun bu ñu bëggee fay di fay foofu di jéggi fii di fay ay Ngaparok wala di fay Mbour wala di fay feneen loolu on ne le souhaite pas monsieur le maire sa tekkaaral gi 50 000 habitants yëpp ñu ngi réclamer nga yëkkat ci sa kàddu ci assemblée générale bi te it nga ñaax ndaw si tamit ci nu mu gën a gaawee mu leeral alalu askan wi dafa jot trop c'est trop. mu ñëw ci benn mbir boo xam ne bii lu fi yàgg la fi tuuti waaye mu nekkoon loo xam ne Abou Ndiaye moo ko fi réalisé waaye nag fekkewul gestion bi c'est à hauteur de presque de 280 millions qui a été financé par le Précole muy le centre social bi ci yoonu Ngaparo bi dama ci toog ay guddi xalaat ci ba mu yàgg ma ne dinaa ci wax waaye mbir la moo xam ne mi tamit am na commission bu nekk ci mairie bi di commission technique muy jeunesse sport
culture et loisir ñoom waroon nañ ci tamit am taxawaay bu correct taxawaay boo xam ne bi tamit bu transparent la parce que mu ngi bëgg a yàgg gestion bi amul kenn ku la mën a wax naka la demee mais fi ñu toll am nañu renseignement yu leer nañ ni ki ko yor di soxna soosu sant Njaay nekk conseillère moom ci boppam war na tamit moom mu rendre compte moom ak équipe am parce que mandat mat na 2 ans la fa waroon a def 2 ans yi tamit egsi nañu à terme bonne situation war na am na ku ma ci contacter ci suba di waxtaan ak moom ku jege ndaw si ma ne ko yéen li ngeen di yor est-ce que da ngeen koy est-ce que yéen a ngi koy verser mairie di ko verser au trésor mu ne ma non ñun dañu ubbi benn compte crédit mutuel mais compte boobu bëgg nañu xam turu kan moo ci nekk bëgg nañu xam ban contrat moo ko lié ak mairie bi parce que mairie bi moo tabax loolu mairie bi loolu patrimoine am la donc lenn waru ci mën a am lu ump mairie bi mais li ma gën a jaaxal budget ngay wax bi dama ko càmbar xool ko gis fu ñu bind salle de fête mooy comme ça lieu mais ma gis prévision maanaam xayma nañu ne at mii ñu nekk dërëm waru ci dugg mu ne waa lii mënta nekk parce que salle boobu ñu ngi koy loué 50 000 francs si je ne me trompe pas salle bi rek bon am na restaurant bu fa nekk restaurant bi location bi 100 000 laa ciy dégg sama benn rakk moo ko yor am na ay chambre yi tamit c'est pas gratuit waaw te mairie mënu ci am dërëm ñoom ñu di ko ubbil compte mais nañ ñu jox turu nit ki nga xam ne compte bi mu ngi ci moom ñu xam kooku lan la séq ak mairie ci këyit gu ñu xaatim ñoom ba tax mairie bi boobu ba léegi versé wul dërëm bu dem trésor parce que loolu tamit c'est une non transparence totale bi ci topp sax mooy détournement la parce que xaalisu mairie warul dem foofu bi ci toppaat mooy j'invite monsieur le maire mu xoolaat bu baax jumtuwaay boobu ak matériel ba fa nekk mu xoolaat bu baax gestion bi parce que du gestion boo xam ne bi dañ ko war a politiser du gestion partisane loolu dafa war a nekk loo xam ne lii dafa war a gën a jëm kanam à tout moment mais li ñu ci ràññee gis ko ci mooy teguwul ci yoon dugalul dërëm parce que budget baa ngi ni ma tiim salle de fête bi mu ngi ni ma tiim dara dugg ci 0 lañ ci bind moo amaat beneen rubrique bu ñu bind stade et arène mu mel ni stade bële nga xam ne Abou Ndiaye moo ko clôturé woon terrain bi ne jàmm gën lépp lu fa nit war a def da nga war a fay d'ailleurs sax même ASC ci yoon nawetaan yi mairie bi moo leen war a fournir billet yi bu ñu defee li ñuy def ba pare mairie bi am na ci 15% parce que loolu lañ délibéré woon bu dee ci code part yi bu fekkee nag location la muy théâtre ou bien pour muy làmb ou bien pour muy am leneen il faut conseil bi daje pour mën a délibérer cette somme bi nga xam ne moom la koy loué comme ni mu ko waroon defee ci centre bi nga xam ne mooy centre sociaux bi war nañu xam tarifu mariage ñaata la war nañu xam tarifu séminaire ñaata la chambre yi war nañ ko xam loolu yëpp kumpale ci loo xam ne lii jumtuwaay bi nga ko moo ko moom encore une fois de plus xaalisu commune du dem ci banque trésor direct lay dem moo tax man la foofu boo ko xoolaatee presque xaw na niru tuuti détournement parce que patrimoine bi patrimoine communal la mu ñëwaat ci benn rubrique bu ñuy def rubrique bi si je ne me trompe pas fa la ñu bind subvention entretien des lieux cultes maanaam muy jàkka yi muy maanaam armeel yi dama faa gis ñu prévoir fa 3,5 millions yoo xam ni maanaam war nañu mën a jël yenn courant wu jàkka yi jël tamit maanaam nettoyage yu armeel yi bu ñu demee ba taw bi wàññeeku may attirer attention wu population bi ñu bàyyi xel ci loolu parce que kat loo gis rek fii lu ci ëpp prévoir nañu fu mu nekk ci budget bon imam yi ñoom nañu xam ne courant bi mairie moo ko warloo ak mairie moo ko warloo nettoyer jàkka yi prévoir nañu ñoom ñoo xaymal seen bopp def fa somme boobu 3,5 millions mënoon na ko ëpp nag mais ñoom ñoo xool dëkk bi ba xam ne lii moo fi doy ñoom ñu wate ko teg bon bu exécuter jotee tamit nañu ko exécuter may daanele ci problème mu foncier tuuti
dafa am benn lotissement bu ñuy wax Ngekoox Sereer 319 parcelles la parcelle bu ci nekk 25/20 moom lay mesurer Abou Ndiaye moo ko fi defoon muy lotissement boo xam ne bii lotissement bu correct la bu tegu ci yoon la plan yi boo demee urbanisme di nga ko fekk boo demee cadastre di nga ko fa fekkee Abou Ndiaye commission d'attribution la ko joxee bi mu ko joxee mu ngi ko joxe à raison du frais de bornage à raison de 20 000 francs mais à notre grande inquiétude dama fa doxantu dem xool ko parce que yàgg nañ ma ko signalé mais lotissement bi 80% yëpp la ñu yàqaat def ko ay 20/15 muy loo xam ne ni catastrophe foncière mënu ko weesu ñu avancé mel lu jëm côté Ndoundour dagg fa lu mat 1000 terrains yoo xam ne yi 46 conseils yëpp maa ngi leen di interpeller ci loolu ay 15/15 lañ ko dagg boo demee ca borne yi sax am na yu ñu tàmbalee peinture di ci def ay numéro di tàmbalee joxe muy loo xamante ni tamit lépp dafa bokk ci yàqu-yàqu yi rek jëkkeel naa leen wax tuuti léegi sànq ci centre bi ma dellusiwaat waxaat leen ci Agifor bi loolu yëpp alal la boo xam ne bi bu kasara la boo xam ne bi lépp mënoon nañ ko gérer mu dugg trésor ñu def ko en respectant toutes les procédures fi may daane la nag mooy marché dimanche bi waxoon nañ ci tey lañ ciy mujjee wax mooy ñun li ñu observé depuis marché bi déplacé wu dem Sindia perte de recette totale de place bu désertique tricherie bi weesuwul di jëli ay commerçant feneen di leen indi ak calculer jour bi nga xam ne ci nga tëjoon marché bi ne da nga koy nettoyer jël commerçant yi nekk foofu indi leen fi amul benn camion boo leen di gis tey ca camion yi daan jóge tey ci luuma yi di ñëw di fi droite ñoom ñëpp ñu nga Sindia mu ngi bénéficier woo tey toutes les recettes yi ngay wax perton fii te nekk na marché boo xam ne bi Dakar waay Thiès waay Safeen ñëpp ñu nga fay daje di fa approvisionné lii lépp manque de vision totale la bu maire bu campement Ngekoox parce que moom dara ñoru ko lu mooy lënkaloo ak libanais yi topp autoroute bi di ko salfaañee wax nu mu ko neexee di leen defal ay faux kayit mbokki Ngekoox maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci beneen chronique alxames wasalaam jërë ngeen jëf